الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di ñaan sunu yëngu yi ak dal gi yëpp yal na nu ko yàlla defal ak jaamu yàlla gu mu gërëm na yàlla nangu ñaan yeeg sarax yeeg jaamu gi yàlla bum ñu ko delloo di dénk sunu bopp di dénk mbokk jullit yëpp nu bokk ragal yàlla di def yitti ci ragal yàlla ngir yegg ci dëgg-dëgg ragal yàlla buur bi subhanahu wa taala wax ne ci alquran ni yaa ayuha alladina amanu taqullah xaqa tuqaatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun buur bi nee na yéen woy gëm yi ragal leen yàlla te def yitti ci ragal yàlla ngir yegg ci dëgg-dëgg ragal yàlla buur bi nee na bu leen génn àddina mukk lu dul bokk ngeen ci ñi jébbal yàlla seen bopp mooy nekk ngeen ay jullit yu ommatu jëm ci seen borom buur bi nee na moom ku dañ kumpa la ci jëfi jaam yi di fàttaliwaat mbokk jullit rek ne anna al amra bil maarufi wa nahya anil munkar min mabadii l islaam dafa bokk ci principe bu lislaam digle mbaax tere mbon wal takun minkum ummatun yad'uuna ila al xayr wa ya'muruuna bil maarufi wa yanhawna anil munkar wa ulaika humul muflixuun sunu borom daf ñu sant ci alquran ni na am kuréel ci yéen na am ci yéen ñu jóg yittewoo digle mbaax ak tere mbon ñépp mënuñ cee nekk waaye fokk ci mu am ñoo xam ne daanu féeti jullit yi ci wàllu woowu te mooy digle mbaax ak tere mbon bis bu ñu ko noppee def saay-saay lawal ay banqaasam fépp ci àddina te moo di cheytaane moo tax buur bi ne waltakun minkum ummatun yad'uuna ila alxayr na am ci yéen ñoo xam ni nañu jóg féetale seen bopp di woon nit ñi jëme leen ci lislaam di woon nit ñi jëme leen ci yiwu yàlla di woon nit ñi jëme leen ci mbaax wa ya'muruuna bil ma'ruf fu ñu toll nag ñu di leen digal lépp lu leen di jëriñ te mooy nu digal leen ak jaamu yàlla fexe ba lépp loo leen di digalit nay lu yàlla bëgg wa yanhawna anil munkar nga di leen tere lu bon mooy di leen tere lu ñu sib buur bi nee na wa ulaika humul muflixuun nee na kuréel boobu ñooy way texe nee na ñi texe dëgg mooy nun ñi nangoo féeteel yàlla ci waar wi wàllu woowu mooy fexe di néewal ak mbon waaye di yaatal ak mbaax wa ya'muruuna bil ma'rufi wa yanhawna anil munkar wa ulaika humul muflixuun yàlla na nu ci yàlla boole wa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi yaakaar naa xadis boobu ku jàngul sax mokkal nga ko ci làmmiñu nit yonent nee na képp ku gis ci yéen lu bon lu ñaaw lu ñu sib lu yàq falyughayyirhu bi yadihi na ko dindi ak loxoom mu ne fa in lam yastati fa bi lisaanihi mu ne bu amul kàttan googu dindi ko ci loxo fa bi lisaanihi na ko dindi ci làmmiñam mooy na ko dénoncé li wolof di wax reeteet ci picc ci jaan ñu ne reyul jaan mais wane na ko ba ñu rey ko am na picc yooyu bu ñu gisee jaan dañu koy tiim def benn ndiiraan tiim ko di sab di yuux boo leen gisee rek da ngay yëg ne lee di alerte am na lu muy wane loolu mooy reeteet waaw bu picc yi naawee ba yem ci jaan ak xam gi ñu xam ni mu dangereux mënuñoo rey jaan mais dañuy dajaloo tiim ko di sab di sab di sab di sab yow boo amee xel boo séenee picc xam naawu picc yeggul ci kaw te wàccul ci suuf mu tagga tembe ci diggante bi
tiim benn barab di sot da nga naan lii alerte la nga daw seeti lu fa nekk nga rey ko loolu la ñuy wax reeteet reyul jaan waaye wane na ko ba ñu rey ko mooy ki amul kàttanu dindi ko ci loxoom su ko yàggee wax ci làmmiñam dana am borom kàttan bu ko mën dindi ko fa in lam yastati fa bi lisaanihi yonent ne bu ko mënul nag bu ko mënul reeteet bu ko mënul wax na ko naqarlu ci xolam waaye wa dalika adaaful iman mu ne loolu nag mooy ngëm gu gën a doyati mooy di gis ak mbon jéemoo koo dindi jéemoo coo wax xanaa toog rek naan man de wax dëgg neexuma ci sa xol nag laa wax waxuma ci sa làmmiñ waaw yaa ngi koy naqarlu ci sa xol di yëg ne neexu la mu ne baax na de waaye loolu mooy wone faiblesse bi nekk ci yow ci wàllu ngëm maanaam yow ngëm gu doye di nga yore ma ne waaw ki mu naqariwul nag moom lu mu dese ki mu naqariwul wala sax mu neex ko kon loolu ndigalu yonent la sallallahu alayhi wa sallam mooy seetaan ci am pénc lu bon yàlla da cee alak ay xeet waxuma jëf lu bon ay nit di def safaan te kenn jàppul seen loxo wala kenn terewu leen lu ñaaw wala kenn jéemu leen a digal mbaax loolu yàlla alak na ci ay xeet dinañ ci ñëw léegi ci kanam ndigal loolu moo tax ngeen gis kuréel bu mel ni ànd sàmm jikko yi ñun ñi ci lañu bokk di def yitte tànn benn ci mbon yooyu mbon yi bare nañu mais yàlla kenn mënu ko féete fépp diini ji afwan yàlla kenn du jëme kàddu googu ci moom sax da nga naan diini ji kenn mënu koo féete fépp mais yàlla kenn mënu koo féete fenn ndax moom dafa soxlawul ndimbal soxlawul lenn jaam huwa samad subhanahu wa taala waaye diineem ji soxla na taxaw te diine ji kenn mënu koo féete fépp ne ku nekk bay sa waar rek bu ku nekk dalee ab koñ ñépp di bay bu yàggee tool bi yépp jeex ñu gis benn vague buy ñëw jógee bitim réew di tuuru ci àddina di wal di tuuru Afrique di wal te réew mu jaar faagaagal fa diine faagaagal fa valeur faagaagal fa mbaax lépp lu mu fa fekk bombardé ko muy ak ngóor jigéen amoon na waaye nii mu amee bokkul de la Ahmad Shawqi waxoon ara tuufaana ahla al gharb yabqa wa ahla sharq saadatuhum niyaamu mu ne mbënn mii ma gis mu jógee Europe di ñëw wala mu jógee Occident di ñëw war a tuuru ci monde islamique bu dikkee rek du baax mu ne waaye li ma yéem sangu diine ya ña ngay nelaw yëguñu ne am na mbënn mu leen tiim te ñun xamaguñu lii mbënn yàlla bu ñu ko xam waaw ndax ñun lii ñu ñuy tuddeel mbënn sori na mbënn sori na ko lii ay walla rek mooy mu taw am kër yu inondé loolu sori na mbënn kay bu amoon doo gisati kër doo gisati oto day mëdd ab dëkk benn yoon ndox mu mën a wan étage ndox moomu amaguñu ko moo tax ñun xamaguñu luy mbënn tuufaan yooyu di sotteeku nag benn ci yooyu bokk na ca ngóor jigéen nga xewoon ci jamono yonti yàlla Luut ñu gën koo renforcer fukki yoon jëmale ko ci ñoo xam ne amuñu may ga yonti yàlla Luutin amoon ndax Luut yonti yàlla Luut ndigal la amoon ndigal idnullah la doon demee te ku ne xam ne ni ki am idnullah di woote nekk yonent du yemal ak ku ko amul ànd ak loolu yépp bi mu dajeeg ñoom metti na lool ba jéggi dayoo ñooña tey fulu nañu ay yooni yoon te monde bi nu dajeel amu fa ku mel ni Luut amu fa ku mel ni yonti yàlla Luut moo tax mu ne fa in lam yatina nuuxun afwan fa in lam yatina nuuxin bi fulkin ala al islaami wa sharqi salaamu waaw mu ne bu nu amul gaalug yonti yàlla nuuxu ga amuñu góor yàlla bu mel ni nuux duñ ci mucc su ko defee loolu bokk na ca mooy ngóor jigéen gi nga xam ne jàpp nañ ne moo war a nekk ci xolu àddina képp ku ko nanguwul nit ku dellu ginnaaw nga képp ku ko nanguwul danañu fexe ba dootoo aisé ci àddina képp ku ko nanguwul danañu fexe ba nga xat doo lekk doo naan doo mën a dox fenn ci àddina
daanu la diaboliser yow daal danañ fexe ba doo tekkeeti dara ci àddina bi. waaw ngóor jigéen kañ la ak mbaaxam yegg foofu ba ku ko contre ci àddina bi ñu ne da ngaa war a xat ci àddina te moom moo waroon a xat waaye muy mujj di xatalaate moom. yonent yàlla Luut góor a góor yi sëy ñoo daje woon ak ñoom ñooñu la ñuy wax ay gay homosexuel mais tey nen ya yokku na ba yokku nañ ci léegi lesbienne maanaam ñoom dolli nañ ci jigéen ak jigéen yuy sëy kon gën naa yaatu mbon gi gën naa yaatu évolué na bu baax a baax a baax a baax yokku nañ ci tamit bisexuel góor goo xam ne ñaari sens lay sëyee day nekk jabar nekk jëkkër ñàkk fayda xawma ñàkk jom day nekk jabar dem wutaat beneen góor buy sëy ak moom nekkaat jabaru kooku bisexuel lépp ci mbonu góor jigéen képp bokk na ca transgenre wala transsexuel góor goo xam ne day dem ba yàgg mu ne man daal nekk gi ma nekk góor neexuma te yëguma ko dama yëg ne jigéen laa bëgg a doon mu dem opéré wu ñu changel ko organam yëg yépp mu nekk jigéen transformé ay cëram transsexuel monteel ko ay ween pompe aw yaramam defar ko ay ange mu nekk jigéen di sëyi ngeen loolu yées na am na sax yeneen ñaar yu yokk lu mel ni zoophilie ak nécrophilie mooy ñoo xam ne dañ na ñoom yëgatuñu seen bopp ci nit kuy dund muy góor muy jigéen ñoom daal bàyyi ma yi lañ bëgg di sëyal bàyyi ma wut seen xaj yóbbu ca kër ga di sëy ak moom am na da nga koy gis ci tubaab yi yore ngandum xajam def ci kër ga di sëy ak xaj bi bu xëyee bàyyi xaj ba ca kër ga xaj bi nekk jëkkëram moom ko jigéen am ñoo xam ne dañ ne ñoom ci néew la ñuy yëg seen bopp néew di dem ca morgo ya mu jaral leen ñuy fay xaalis bu weex tàll ngir tëdd ak néew loolu lan la lu dul mbon bu sës loolu kenn mënul tekki lii lu mu doon lu dul bon ba xamatoo foo jëm ngay dem rek loolu mooy LGBT plus danay am sax yu ëpp lool léegi nag ñooñu dañ leen di utal ay loi amul ku ko bëgg kenn bëgg ko ci lu ma yaakaar nit ku baax du ko bëgg parce que ñi ci nekk bu ñu la waxee bu ñu ko voté lu ñu lay wax parce que xaalis bi ci nekk parce que état bu ko voté wul gars yi dañ lay xoj xaalis bi ñu la daan jox dootoo ko jot kon ñoom xaalis bi la ñu wax mais waxuñu ak mbaaxam kon ak mbon la loolu ñëpp d'accord nañ ci mais bu dee ak mbon la te wér na léegi nañ ci jublu lu yonent wax nee na nanu ko dindi ak sunu loxo te bokk na ci dindi ko mooy ni ñuy defee pexe di leen utili loi yu leen aar ñu defi pexe wuti loi yu leen duma képp seenu caay-caay daa yegg ci dañoo ut seen agenda état yu faible yépp ñu imposer leen ko dig leen ci ay milliards yoo xam ne dañ leen koy lebal pour ñoom ñu ut ay loi yuy protéger ngóor jigéen loolu àddina ñépp xam nañ ko xanaa ku nanguwul a xam Sénégal gii jot na ci agenda boobu ñu may ko 10 ans 2016 2026 mooy espace bi ñu may Sénégal pour mu fexe ba protéger góor jigéen fii ci réew mi ba kenn dootu ko discriminaliser dootu amati 2016 2026 bii buñ cay yegg la war a fekk ñu lawal agenda bi ba nga xam ne góor jigéen dootul xat ci réew mi te sañ-sañ yi nit normal yi am yépp da koy am kenn du ko bundu xataal agenda boobu mi ngi ci loxo état Sénégal loolu kenn mënu ko dindi dem leen ci annexe 2 bi ngeen xool di ko lawal te loolu boo gëstu tuuti rek di nga xam cosaanu lan moo tax nga xëy rek ñu soppi sa identité dindi sa turu yaay ak sa turu baay te waxuñ la lu tax parce que am na ku war a ñëw te du am ndey ak baay te kooku bu ñëwee ñépp di woo diw doomu diw ak diw moom ñu ne amul baay amul yaay mais day gàccewu pour ñu yemale ñépp ñàkk ndey ak baay
loolu amul beneen objectif yi ci des yépp ay lay la ñu koy dindi suñu ndey ak baay ci identité yépp loolu mooy lan identification kay pour mu leer dañuy xam ni kii mooy diw doomu diw ak diw juddoo barab sàngam dëkk sàngam boo ca mënee boole heure ya sax def ko ci na leer rek waaye identité yi kenn mënu ci identifier nit nee nañu puce bi bu ñu ko dugalee ci machine dinañ gis données yi ne ci biir yépp waaw c'est-à-dire ñoom ñoo ñuy xam mais ñun duñ xamati suñ bopp ñun loolu ban chance la am yow yaa may wax ki ma doon te man xamatuma kan laa doon man loolu duñ jóg looloo waral ñu dem ca permis ya dindi fa sexe def fa genre ndax am na ku war a ñëw koo xam ne nee na moom sexe bii ko yàlla bindaale yëgatu ci boppam góor la mais buggatul nekk góor jigéen gi ne moom itam jigéen la te buggatul nekk jigéen te kooku dañ ko war a sóoraale su ñëwee ban sexe nga koy defal genre rek genre homme waaw genre M genre F genre H genre L genre B gis nga genre lépp lay indi genre lesbienne genre bisexuel genre transsexuel genre masculin genre féminin genre ñëpp lay ëmb après ñëpp genre ñëpp ci mën a dugg góor jigéen ak lesbienne ak ku dul góor jigéen ñëppay dugg ci genre moo tax ñu indi terme genre dindi fa sexe sexe moom ñaar dong la ci yàlla bind ñëpp ko xam góor ak jigéen genre nag mooy genre ñëpp xam nañ ko genre du lu kenn xam boo nee genre foog nga teg ci M ñu xam ne genre masculin genre féminin genre H mooy homosexuel genre L lesbienne tappale yooyoo tax ñu dugal loolu genre ci permis bi coow li bare lañ ko commencé di dindiwaat amul benn chance loolu mooy plan bi ñuy tëral pour ñu fexe bu góor jigéen di lalu ci àddina bi kenn dootu ko discriminer mu nekk ku ñu nangul léppam jox ko àqam yelleefam ak lépp moom ngeen gisoon daaw fii Tëngéej épreuve bac yi professeur bi ko defaloon élève am yi wàllu bac yow ngay jàngale ngóor jigéen ni xam-xam yi toll ci àddina ak li mën a defar àddina ni mu toll jàngaloo élèves yi dara defar ay épreuve yoo xam ne góor jigéen lay jàngale nan ngay def ba comprendre góor jigéen boo dëkkee ak moom yow boo nekkee góor jigéen nan ngay def ba aisé wu nooy def ba mën ko wax te doo am benn kersa ci ni nga koy waxee lii de la def ay épreuve di ko jàngale te ñoo ko def exprès di ko jaarale ci école yi pexe moo xalaat ñi ngi koy def parce que date bi ñëw na ba pare 2026 10 ans yi moom mënu ko weesu agenda boobu moo jaaxal ñi xam li xew mais du ay góor jigéen yuy taxawaalu ci mbedd loolu xam ngeen jaaxalul sénégalais yi moom góor jigéen bu ñu fekk ci mbedd mi kenn dootu ko wax mais agenda bi ñi ko jot loolu moo leen tiital parce que lii bu sottee góor jigéen boo ne ko yow sa bët bi suufa nga ci procureur mooy wax ak yow daañu la duma ba nga yëg ko ndax ay loi moo koy protéger léegi loi yooyu di ko protéger nag moom la ñuy lawal ci état yi loolu kay ñi koy weddi dañu xamul rek su ko defee yooyu nag ñun ñëpp dañ cee war a bàyyi xel code de la presse bi ñu ko changé dañu ne journaliste animateur caméraman technicien képp ku yëngu ci wàllu presse amatuloo sañ-sañ di joxañ baaraam koo xam ne dafa nekk góor jigéen wala mu nekk lesbienne wala mu nekk ci yiñ doon wax lépp lu jege góor jigéen yow amoo droit nga di ci jam baaraam mbaa nga di ko jéem a bonal mbaa nga di ko jéem a seexlu te loolu mi ngi ci code de la presse bu bees bi voté nañ ko ba pare jàll na ñu naan la Sénégal kenn du fi légaliser ngóor jigéen loolu mooy mbonu technique yi nga xam ne moom la tubaab yi di def di ko lawal ci réew mi ba mën a nax ñi ci xamul dara nga xëy rek ndeke yeew nañ la ay buum ba ci tànk yi te yëgoo ko te ay loi dong la yu ñuy voté ci assemblée moo tax suñu député yii kenn ëpp leen problème wallahi ci kanamu yàlla daanu lay loo xam ne ragal naa ne seeni julli mënu leen aar yow ne ci assemblée loi buñ la indil nga voté xooloo sa pas-pas xooloo sa jikko xooloo ñi ngi koy voté xoolee conséquence loi bi ëllëg na ñëw nu voté ko jeex na parce que boo ko voté wul conséquence économie yi muy indi wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha su ko defee loolu dama gëm ne ñëpp ci war a taxawal seen bopp
proposition de loi boobu ànd sàmm jikko yi def gars yi nee nañ problème bu rëy la indi waaw nee nañ problème bu rëy la indi mooy fan la état bi jëm loi bi daf ko jaaxal parce que mënu ko voter mënu ko ñàkk a voter ma ne non man loolu mënu ma ko dégg loi bi kay dafa état bi daf ci war a kontaan man ci li ma dégg dañu wax ne état Sénégal nee na fii du fi mas a daganal ngóor jigéen ministre des affaires étrangères dégg naa ko ma waxaat ko barki démb président de la république waxaat na ko nee na fii mi ngi fi du ko mas a def kon nañ gëm loolu dëgg la waaw léegi état bi nee na bugg ko du ko mas a daganal fii ñu ñëw jox ko loi bu ne ko léegi tere ko benn yoon mu ne du ko tere ngi loolu na xoromu na nag ñun ñoo yeew góor jigéen du ma ko mas a daganal ci réew mi ñu ne ko waaw def ko ab loi nga tere ko mu ne du ko tere yàlla borom xel yi lay waxal loo xam ne du ma ko digle du ma ko tere loolu mooy loolu kay dagan na ku mu neex nga def ku mu neexul nga bàyyi te xaal boobu la Sénégal di dund ki góor jigéen ñaata yoon la gendarmerie jàpp góor jigéen fii Mbaaw Kaolack Grand Dakar fu ci ne jàpp nañ fa groupe bu góor jigéen yoo xam ne ay civil du ñu leen jàpp gendarmerie mooy waaxu ba yegg jàpp leen ak i preuve yóbbu ñu def leen mandat dépôt taxaw kanamu tribunal juge bi àtte ne mënu leen a tëj parce que gisul benn loi bu condamné homosexuel fii ci réew mi gisu ko mu bàyyi leen ñu dem seen yoon loolu moo tax benn góor jigéen du dugg kaso parce que amul loi bu koy tere ci réew mi léegi ngeen taxaw ci télé yi di nax nit ñi naan leen fii kenn du ko fi mas a dagana yooyu caaxaan mooy lan c'est-à-dire nit ñi tamit foog ñu yow am seen faydaay bopp am na yoo xam ne kun ci nax yow dong la neex léegi ñun ñëpp bugguñu góor jigéen ñun ñëpp duñ ko daganal léegi nañ ko tere mu jeex loi bu koy teree ngi noonu ne ku defati ngóor jigéen ak yi xeetoog moom sanction bii mu leer nañ moo war a dal sa kaw parce que juge bi nee na amul jumtukaay bu mu mën a téye ba sanctionné góor jigéen nee na amu ko parce que baatu homosexuel kenn terewu ko ci code pénal bi mu yore moom waaye projet de loi bu bees bii ñu dugal dañ koo tudd mu leer tudd homosexualité lesbianisme transsexualité bisexualité tudd ko mu leer ne lii ku ko defati boo yeggee juge bi moom amul lay da koy atte mu leer mais loolu kay état bi daf ci war a kontaan mais nee nañ problème la ko indil parce que mënu ko voté kon kay xam nga ne daganaloon nga ko su ko defee yooyu nag jullit yi ñoo ciy taxawal seen bopp bon pas jullit yi sax waa réew mi ñoo ciy taxawal seen bopp am na quelques soi-disant intellectuels yuy wax ne conséquences yi nekk ci boo ko voté tubaab yi dañ lay tëj téye économie bi dañuy wax rek loolu amul loolu ay lay la tubaab yi yoruñu économie Afrique tubaab yi bu ñu sañoon du ñu jógee Afrique mukk ci àddina maa ngi koy wax benn mbokk bërki démb mu ne ma ci mouvement bu tudd France dégage la bokk ma ne ko am ngeen problème bu rëy France dégage jëleewu ko Sénégal dégage jëleewul France fii ci réew boo boole woon ak dégage ak lu ko ëpp doole yépp du tax mu jóge fi ndax li mu fi am amu ko sax réewam ci France économie Sénégal tubaab yi dañ cee bóof di ko naan suñu jën yu baax yi ñoo koy jël suñu gerte gu baax gi ñoo koy jël ceeb bu baax bi ñoo koy jël amul lenn lu ñuy defaree fii ci Sénégal muy or muy pétrole muy zircon muy jën ak lu ko xeetoo lépp lu baax amul ci lenn lu ñuy jaayee ci réew lépp buñ ko jëlee ba pare Europe la jëm rawatina France nag moom kooku nan la lay bàyyee France dégage rek dégage France dégage jëlewu ko ci réew mi de Sénégal bu voté woon junniy loi yuy criminaliser ngóor jigéen France du ko mas a bàyyi abadan yan pexe lay def kay ba naxaat la ba dindiwaat ko waaye du leen mas a bàyyi mais nag ragal moom boo takkee bët yi xel mi mooy gis ragal boo takkee bët yi xel mi mooy gis te ñun tubaab yi dañu leen a ragal ba pare parce que jàpp nañ ñu suñu wërsëg yi ci seeni loxo la nekk mais Ghana criminalisé na ko Ghana ban problème moo ko ci fekk Russie criminalisé na ko tubaab yi buñ ne dañuy téye seen àll ñu ne leen téye leen ko ñoom li ñuy jëlee fii amuñu ko ci seeni réew mais ñi koy wax ñoom ay mercenaires de la plume lañu ñoom xalima la ñuy dundee bu ñu noppee wax lu dul dëgg dootuñu dund ñëpp xamoon nañ leen bi ñu nekkee Jeune Afrique di côtoyer ay président de la République di leen bindil ay articles yoo xam ne dara du ci dëgg président bu bëgg mu duufalal la ba nga duuf bindal la ay articles yoo xam ne dara du ci dëgg boo bëggee mu solal la ay grand mbubu def la démocrate wax sa état ngi avancé
parce que média bi mu yore dafa tas àddina lekk ci ñoom xaalis bu dul jeex ku daanu mu bàyyi la ñëw Sénégal installé fi bu ruubee jotee moom la ñuy jëliwaat waaye xam-xam dëgg mooy ragal yàlla waaw inna alladi lam yaxsha rabbal alamin fa laysa bi aalimin walaw afna al funun mam Sëriñ Tuubaa nee na kuñ ne la boroom xam-xam a ngi nii nee na nga nattu ko ragalul yàlla nee na du boroom xam-xam neel jàng na rek donte jeexal na fànn yépp amul xam-xam waaye ku ragal tubaab yi ci góor jigéen mu ne moom dafa ragal juger góor jigéen bind na ci livre waaye ñemewu ko génn ma ne ko te ngaa ragal yàlla te ngaa ragal yàlla kooku nan lay nekkee boroom xam-xam ku ne dafa ragal a bind ci góor jigéen publier ko ñemewu ko waa ji ne ko kon yow am nga loo ragal mu ne lii de ragal naa ko yow kenn waratu la déglu parce que doo boroom xam-xam inna alladi lam yaxsha rabbal alamin fa laysa bi alamin ku ragal keneen ku dul yàlla doo boroom xam-xam walaw afnal funun même bu jeexaloon fànn xam-xam yépp jàng na rek waaye amul xam-xam mais ku xam dëgg yàlla képp lay ragal foofu la ñu toll ci àddina bi benn problème nekkul ci araamal ngóor jigéen ci réew mi waaye ragal yoo xam ne ak intérêt yoo xam ne ñi ngi koy lekk ak financement yu jógee ci réew ya parce que boo xasee criminaliser ngóor jigéen benn financement dootul dugg ci ndax apologie ci wàllu ngóor jigéen dafa bokk ci loi bi da lay sanctionné même financement yi ñëw képp ku ko financé dañ lay sanctionné waaw kon kay képp ku bëgg lu bon yow rek yaa mën a bañ bi loi mais ku bëgg lu baax kay da nga ne alhamdulilah lii noppal nañu su ko defee ñun ñëpp ñu bokkandoo xam ne lu bon lii ñëpp ko bañ moo tax loolu ñu ngi koy woo ñëpp bañee ko noonu yonent moo ne na ngeen ko dindi ci seeni loxo bokk na ci dindi ko mooy defar benn proposition de loi jébbal ko député yi ñoom ñu war ko voté ñoom rek ci des nag léegi bu ñu ko bañee voté seen affaire la bu ñu ko voté seen affaire la li wër askan wi moom mooy jox na leen ko jumtukaay yi ñoom ñoo ko yor waaye ñu nit bu ñu paree nañu am fayda ju tool nii képp ku dooleel ngóor jigéen boo ñu laajatee sa kàddu ñu ne la toppal fële comme yow pro góor jigéen nga moom demal nga ànd ak góor jigéen ñi ba xam mën nañ la fal mais fii góor jigéen ñi mënuñ fi fal kenn góor jigéen ñi matuñ fi 0,0% matuñu ko fii ci réew ah kon ndox ñu leen di protéger léegi nag ñoom nañ tànn ànd ak góor jigéen ñi mbaa ñu tànn ànd ak askan wi ba xam bu ñu tàndee ànd ak góor jigéen ñi ñu xam ko te du tere yawmal xiyaam di ngeen ko layoo ca kanamu yàlla ndax góor jigéen yàllaa ko sanctionnel boppam nee na yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na su ngeen gisatee kuy def lu bon te jàpp leen loxoom nee na dafa mel ni da ngeen a dugg ci benn gaal ngeen ànd di tukki ci géej wala bateau am kuy bënn gaal gi ngir bu soxlaa ndox di tànk ngeen bàyyi ko mu bënn gaal gi parce que liberté am la mu ne gis nga bu ngeen seetaanee ba mu bënn gaal googu moom dina alku yéen ngeen alku te loolu mooy dëgg mooy bu ñu seetaanee ngóor jigéen law ci àddina yàlla jépp leen toroxal ñu ñun tamit moo tax nee na loolu bu kenn seetaan lu bon yàlla alag na bani Israël ci seetaan lu bon loo xam ne mënoon nañ ko dindi ñoom ñëpp ñu lànk ko di seetaan nee na sunu borom nee na anjayna alladina yanhawna ani suu wa aqadna alladina zalamu bi adabin baisin bima kaanu yafsuquun sunu borom nee na waaye bu ngeen dénoncé lu bon li seen jaan wàcc na bu may duma léegi ñu tooñ rek laay duma parce que ñi war a wax nañu mais bu ñëpp noppi woon lay boole ñëpp duma waaye nee na ñi war a wax bu ñu waxee bu ñu bàyyiwul bu alkande gi ñëwee ñëpp lay boole alak nee na noonu la defoon waa bani Israël ña daan tere lu bon ba yàgg ñu tàyyi bàyyi yàlla fekk leen fa booleeg ña doon def lu bon yépp duma leen ne leen parce que noppi gi ngeen ci noppee tax ñu leen di duma su ko defee yàlla ñu yàlla suturaal ñu woowaat député yi ne leen voté leen loi boobu seen digganteeg yàlla la loolu la ma Abdou Aziz Dabakh waxoon nee na waa assemblée bu ñu leen andiletee loi bu ngeen war a voté bala ngeen koo voté na ngeen ko settantal ko lan lay jur diggante président ak peuple bi parce que am na loi yoo xam ne boo ko dugalee peuple bi jéppi président bi boo ko rejeté peuple bi jéppi président bi 2012 2011 ñun ñëpp a ngi fi woon car bloquant bi ñu koy voté fii la ñu fekk bi ñuy voté vice président Sénégal fii daanaka loolu li mu jur ci ay bakkan yu dee ak affaire troisième mandat bi fukki bakkan ak ñaar yu ci dee ci benn loi bu ñu bëggoon a dugal donc
te député yi xooluñ ci dara lu dul na ñëw ñu voté ko te leer nañ ne buñ ko voté lii lay jur loi yu mel noonu mooy dellu si waat yàlla ñu yàlla def ay jullit yu dëggu yàlla ñu yàlla musal ci saay-saay yu mel nii seeni pexe yàlla bu mu àntu ci barke yonent bi salaamu aleykum wa rahmatullah